benn waxtu jot fii ci Sud FM ñu lëkkaloo seek suñuy diwaan yi mbokk yi dal leen ak jàmm xibaar yi lu ci gën a fës. lu ëpp ñeent fukki njaboot ñoo rek génn seen kër fële ca Diourbel ndax ndox mu bëri xamuñu nag fu ñuy taxaw ba tax na nag ñoom ñu ngi woote wàllu di wax autorité yi ñu boole leen ci plan Orsec. ci banlieue bu Ndakaaru niki démb nalawuñu famille yu bëri nag ñoom it amuñu fu ñu nekkee ci Kër Massar ak Rufisque un situation boo jéggi na dayoo dinañ ci jokkoo ak Moussa Thiam lu soriwul dara foofee ci rond-point guy gi nekk ci yoonu Jaxaay askan wa ñoom it génn nañ ci mbedd bi di manifester ñoom nag ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma ñi di waa SNHLM bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñoo nekk loo xam ne ñoo nekk origine seen jafe-jafe yi nga xamante ne yàgg na te rek bëgguñu indi leen ay saafara coronavirus dinañ ko waxtaanee tey ci fanweer ak juróom-ñeenti cas yu bees la ñu rek daal di enregistré Sénégal nag mi ngi jege si fukk ak junni ak ñeenti cas de contamination ci wàllub coronavirus dinañ ci toftal xibaaru bitim réew ak rétro bi di xibaar yu gën a fës ci ay ba si ñu génn ak Josette Kali Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. mbokk yi ñu leen di nuyu ñuy dem ca Diourbel foofee nga xamante ne nag lu ñu ëpp ñeent fukki njaboot fi mu nekk nii ñu génn seen kër xamuñu fu ñuy taxaw ba tax na nag ñu ngi woote wàllu Adama Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay Khady Sène. dimba taw bi métti woon trop foofee ca commune bu Diourbel. waaw métti na lool mën nañ sax ne waame la ndax. bi ñuy jokkoog ñun midi boobu ruq bu sew rek la ñu gis waaye li nga xamante ne moo xew ci quartier yi nga xamante ne mooy Dembawale jaay ko fi nga xamante ne mooy Kër Baay Laay daanaka ab waame la maanaam ndox mi daal dafa nangoo mën nañ ci lim lu jege téeméeri kër yoo xamante ne ñu ngi ci ndox mi jamono yi may wax ak yéen ñoo ngi jàkkaarloog waame bi ci ay xale dugg ci biir di traversé ndax mënuñu génn seen kër yi ndax ay jafe-jafe ñu ngi fi ak ki nga xamante ne mooy Serigne Sall Serigne it nekk ci jiite chauffeur ak transporteur yu njaareem yi waaye it dëkk fii ci Kër Baay Laay fi nga xamante ne foofu la ndox mi ëppee Serigne ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Adama. yéen nga nekk fii ci Kër Baay Laay ndox mi daanaka nangu na kër yi yëpp. waa jërëjëf Adama wax dëgg yàlla li nga wax ni ndox mi nangu na kër yëpp fii ci Diourbel gépp parce que ñeenti quartier moo fi nekk muy Cheikh Antam Medinatu Kër Cheikh ak Thierno Kandji soo jëmee hôpital ambulance bu doon dem mënta dem ndax ndiwit bi paare na soo jëmee Kër Cheikh soo jëmee jàddee ci raay bi oto yi bu doon dem boo yéegee raay bi tëli bi dagg na ndox mënatul a dem soo jëmee kër gu mag noonu Kër Baay Laay boo jëmee noonu waxi nopp fi mu toll lépp ñetti téeméeri kër quartier bu ne ñetti téeméeri kër yoo xam ne génn nañ seen i kër dem di wuti feneen fu ñu dëkk loolu lépp ndox mi moo ko def ni mu ko defee nag mooy tëli yu bees yi nga xam moo dugg biir Kër Baay Laay dafa amut ay canal yoo xam ni fi ndox mi war na jaar jaaruñu fa bu fanaanee taw fi mu toll nii fii may wax ak yow fi ne ci biir gare routière bu Diourbel gare routière bi indoon na ba nga xam ne fi oto bi di taxaw di yeb rek moo mën a nekk fi mu toll jàkka ji nga xam moo nekk ci biir gare routière dafa inondé imam bi ci boppam jàkkaam dafa inondé këram inondé moom imam bi dafa génn jàkka ji ba pare génn këram ñaari inondation mu am boo dikkee Kër Baay Laay nag dafa gën a métti waxuma laa Kër Cheikh waxuma laa am Thierno Kandji fenn fu ci nekk boobu demee ñetti téeméeri kër génn nañ kon nag ñu ngi ci interpellé maire bu Diourbel waaye ñu ngi ci interpellé dem état bu Sénégal pour mu dimbali ñu ci parce que ndox mi fi mu toll bu fekkee taw bi gën naa continuer dina am loo xam dina méttiwaat ci région de Diourbel. voilà nag actuellement commune Diourbel. voilà xadi daal ñu jàpp ne fii moom ndox mi moom noo ko takkee dayoo bi wees na ko te fii mu toll nit ñi ndox la ñuy ñaan waaye du fii nga xamante ne mooy njaareem nga xamante ne daanaka ñu ci bëri génn nañ seen kër yi ndax ndox mu bëri Adama Ndiaye fii ci Diourbel pour la rajo Sud FM. Adama Ndiaye ñu koy jaajëfal foofee ca Diourbel nag dégg ngeen ko lu ëpp ay téeméeri kër ndox mi daal di koy nangu seeni borom xamuñu fu ñu jëm tey jii waa Jaxaay waa rond-point guy gi nekk ci yoonu Jaxaay ñoo wàccoon ñoom it ci mbedd bi di amal ab doxub ñaxtu bu ànd ak jàmm di askanu Parcelles Assainies ñoom nag ñu bëgg mooy ñu indi leen saafara yu mucc ayib yoo xamante ne dina tax seeni jafe-jafe
boobee daal di jeex ñu ngi joxoñ nag baaraamu tuuma waaye seen HLM ak population bi ba tax na sax ñu ngi ne bu ñu deful dara dinañ gën a dëgëral xeex bi Pape Bouba Badiane di coordonnateur adjoint collectif zéro inondation ci Parcelles Assainies Keur Massar dañ koy teewlu ak Moussa Thiam. waaw ñu ngi def tey benn manifestation boo xam ne par exemple tey dara waralu ko lul di ñaxtu li nga xam ne mooy jafe-jafe ñuy dund HLM jaay nañu ay terrain reconnaître ne jaay nañu ay terrain te am na mission assainir parcelles yi depuis plus de 10 ans assainir ko chaque année nous vivons donc la même situation nawetaan bi nag ñëw gën a métti bu daaw ñu bëri quitté nañ seen kër loolu moo waral ren ba ñëwee ñu taxawal collectivité bu ñu taxawal collectivité aussi nawetaan ñëw na gën a métti pas mal de familles su ma yeewoon ne par exemple instant plus de 100 familles ont quitté leur maison dans le bureau rek léegi la moom bis moom benn paa yi woon moom quitté na këram démb si guddi dañ ko mujj abal kër bu mu dem et la situation ne peut pas perdurer et les autorités donc font la sourde oreille donc toll nañu foo xam ne nag foog ñu ñaxtu pour ñu kiiwal ñu ko te ñun ni ñu xaar ci état HLM nee nañu carrément moom mënul def assainissement bi wane na parce que il n'a pas les moyens ba pare encore amul autorisation bi parce que ONAS bi mu war a def ko état nag la ñu bëgg nañ mu créé nag projet boo xam ne dina ñëw moo xam 3e phase lay doon projet bi wala xaw ma ban solution la ñu jël ñu defal ñu canalisation ak assainissement parce que on a déjà payé bu ko état defoon nag mooy ne ko ñun fii on va paralyser le système te lii nag c'est un lancement on va marcher pacifiquement bu état réagirul à partir de jeudi Keur Massar on va paralyser tout le système. waaw muy situation bu jéggi dayoo foofee ca banlieue ba ñoom ñee di population yu nekkee ca Keur Massar Rufisque seen i jafe-jafe dafa gën a tar ndax tawub démb ba tax na njaboot gu bëri daal dañoo rek génn ci seen kër foofee ca unité 3 di Alaaji Paté unité 3 ak unité 9. commune bu Nioro Alassane Tall ak Kër Salouma Diané ñoom tamit seen yoon yi dafa dagg ba kenn mënul dem ci yeneen dëkk ya gannaaw ba taw gu métti amee ci weekend bi fi mu nekk nii nag benn yoon la ñu am loolee nag moo nekkoon benn yoon pour rek di ravitailler collectivité locale yi di leen jox wàllub dundu loolee nag daal dinay dakk mu nekk ab menace ci ñoom ndax mun nañu ñàkk yooyu les denrées alimentaires plus yi ak cas yu bëri nag dañoo rek daal di daanu dañ ci ànd nag Mamadou Niantal di maire Nioro Alassane Tall ci micro Ngor Sarr. mbir mi moom métti na trop parce que fi mu toll nii bëri na ay néeg yu bëri yu daanu yoon yi aussi parce que dañoo yàqu surtout yoon bi nga xam ne moo jógee ko Toubacouta jaar Nioro Alassane Tall dem Kër Saloum Diané donc yoon bi dafa dagg kenn mënatu ko jëriñoo voilà te boo xoolee yoon bu ak solo la ndax yoon la boo xam ne dafa relier les 3 communes de l'arrondissement tey jii nii kenn mënatu ko utiliser kenn mënu fa aw parce que yoon bi dafa dagg complètement mun nañu jural coono bu métti parce que tey yoon boobu fi la transporteurs yi doon jaar pour indi dund yi ni nga xam ne les denrées de première nécessité yu nga xam nit ñi dañ koy jëfandikoo donc bu daggee te d'ici 2 jours defaruñ ko ça veut dire que ne xiif bu métti mu ngi yot ñombaato waaw ndax benn yoon boobu dong moom la ñu amoon am na néeg yu bari yu daanu mais surtout Touba Mouride fi nga xam ne benn marché hebdomadaire boo am solo moo fa nekk tey jii nii pour nga dugg fa problème la oto mënu fa dugg charrette mënu fa dugg néeg yu bari daanu nañ fa yu baree bari kër yu bari sax seeni borom nekkatuñ ci biir kër yi complètement dañoo enclavé en tout cas ñu ngi ci tàllal loxo état bi mu jàppale ñu parce que fii rek ngay dugg partout au Sénégal ay piste de désenclavement kese ngay gis te piste yi duñu répondre de les normes amul benn route goudronnée boo xam ne mi ngi dans l'arrondissement Toubacouta donc ñu ngi tàllal loxo président de la République daal mu jàppale ñu dimbali ñu ci yoon yooyu defaral ñu ko kenn mënatul dem fenn suñu activité yépp arrêté pour le moment. dañuy dem Thiès fa nga xamante ne nag téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn millimètre ci wàllu taw moo fa wàcc ni ki démb ñu ngi ci bu mu jokkoo bi ak Babacar Ndaw ñu ngi lay nuyu. ñu la fay Khady Sène. fi mu nekk nii nag yéen a ngi toll ci wàññi ñi nga xamante ne ñoo ci loru ci ndox mu bëri boobee ak dégâts yi. waaw muy dégâts yu bare na Khady Sène daanaka sax asamaan bi arrêté gul mi ngi wiccal depuis ci suba waaye. li mu jot taw démb moom du ma ne waa Thiès ñaanatuñ ko surtout bu ñu nemee ku ne téeméeri millimètres ak ñaar fukk ak juróom-benn yu tombal juróom-ñeent daanaka téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar
d'après météo li ñu wax am na sax ñu doon xalaat ne ëpp na ko ne tellement ndox bi dafa bare woon démb ci suba 10 heures ba daanaka timis bi muy jot tey mu xëyaat looloo yóbbe woon nag njaboot yu bare daanaka quartier Thiès yi benn desul ginnaaw mais li ci gën a yéeme ndox yi di jóge ci kaw di wàcc am na kër yoo xam ne dafa xóot comme Ngent Madina Fall tax ci kaw kër Maam El Hadj Sampaate ndox bi bu duggee pour génne ko moto pompe rek mu koy mën a génne bu dee kaw tali bi bu tawee Thiès 1 heure de temps 2 heures de temps après ndox bi dina jàll d'ailleurs loolu tey jii permettre sax circulation bi tàmbalewaat mais ay quartiers yooyu ñu tudd askan bi noonu la ñu fanaane ci biir ndox yooyu ñenn ñi ci am sax ñenn bokk la ay dëkkandoo yu leen xaw a tànnandi fa lañ yóbbu xale yi tout tànk yi mais ñenn ñi li ñuy wax dormir à la belle étoile noonu la ñu were kecce ba bët set loolu nag terewul kilifa yi démb jëm nañ def un peu le tour de la ville pour xool situation bi mais mënaguñ la wax ba léegi xayma bilan bi matériel yi ci yàqu mais kenn déggu ci quand même doomu adama bu ci ñàkk bakkanam lii nag du gulet ci Thiès ba tax na sax ñenn ñi nee na ndokk bi njiitu réew mi mesuré démb ampleur yi dégâts yi ba déclenché lii di plan Orsec ñoom nag tey ji waa Thiès ñu ngi xaarandi autorités yi leen war a dem teewal ci ndaje boobu ñuy suivre yan dogal lañu war a jël dëgg-dëgg mais ñu ngi xaarandi ñu jël ci ay mesures mais surtout ay dogal yoo xamante ne bu ñu génnee ci Thiès dina mën a am un plan directeur d'assainissement pour que tey jii bu tawatee ñu bañ a am jafe-jafe yu mel nii loolu moom mooy situation xam naa dinañ ci dellu si waat suñu yeneen jotaay surtout ak ay extrait sonore Babacar Ndaw doon jokkoo ak yéen fii ci Thiès moo Sud FM. Babacar Ndaw ñu koy jaajëfal foofee ca Thiès nga xamante ne nag na taw na lu toll ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñu tombal juróom ñeent millimètres foofee sax ca Thiès la ñuy des ak askan wa yeewoo sa Sampaate sa nekk sa Thiès Est ndax ñoom it mer nañu ba futu ñoom nag ñu ngi joxoñu baaraama tuuba liggéey yëpp Promoville yi nga xamante ne du jeex du xaaj Baro Cissé moo yor seen kàddu dañ koy teewloog Babacar Ndaw. mais situation bi nga xam ni yoonu Promoville bi créé na ko mais man damay toog ba mu jub je me demande on est dans quelle république quoi. mais des ingénieurs conçoivent une route boo xam ni à la limite monstrueuse eu égard à tous les dégâts yi nga xam ni créé na ko bi ñu ko fi def rek léegi en 2016. premier hivernage bi ci tegu la route bi commencé wane li mu doon muy benn pente boo xam ne nag dañ koo gas mbedd yi nga xam ni yëpp dañoo dog tali bi benn bu ci nekk nag léegi say ndox foofu nga koy sotti ndox yooyu yëpp nag di dajaloo ak ndox mi daan jaar ci mbedd fii yi dajaloo nag jëm si suñu buntu bu nekk fëgg nañ ko dem nañ ci autorité kenn fu nekk ñu posé fa problème bi mais amul benn intervention boo xam ni bu significative boo xam ne def nañ ko ñu xam ni kat ñun am na ñoo xam ni tey ay ñu fi nekk ñu yore ndombol tànk ñoo xam ni sañ nañ ci dëkk bi te ñu ngi def suñu xol dafa jeex foo xam ne nekk nga fa 40 ans mosuloo am problème inondation suuf si set bu ma saan taw ba pare bu la neexee mën ngaa xalangu ci suuf si ñu jékki-jékki rek xotti benn mbedd Promoville tuddee ko Promoville man nee naa du Promoville Détruiville la parce que ce qu'ils ont créé route Promoville boobu li mu indi ñun amatuñu benn voie d'accès parce que foofu yëpp ay crevasses la yenn yi ay pax la yoo xam ni mët na ay 1 mètre de profondeur am na yoo xam ne mët na 1 mètre 50 de profondeur te xamuloo pax yi fan la situé. taw yi nag ci week-end bi métti loolu inondation yi di mënd bi daal di nag jaxase agenda gouvernement bi ba tax na nag ni ki démb njiitu réew mi daal di wax jur ngi yor wàllu biir réew mi mu daal di dekkaliwaat plan Orsec réunion bi nag tàmbali nañ ko ba fukk ak ñaari waxtu jotee ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci war yëngu ngir jël ay dogal xool yan action la ñuy teg ngir rek dimbali askan yi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru ci Sénégal gi yëpp wàllub mën gi dafay indi ay jafe-jafe rek fii ci Sénégal ba tax na nag nguur gi di autorité yi war nañ cee taxaw bu ñu sukkandikoo ci Maurice Soudieck Dione di jàngalekat tey gëstu ci wàllub science politique ci université Gaston Berger bu Ndar moom nag ki nga xamante ni ñooy état bi ñoom la tekk baraamu ñoom la joxoñ baraamu tuuma ci situation bu jafe bi nga xamante ni moom la askan wi di dund fi mu nekk nii Maurice Soudieck Dione moom moo nekkoon tey gàndub Bayomar gi ci seen émission Objection. Sud FM. dañuy wax ci wàllub coronavirus tey jii nag lim bi toll na ci fanweer ak juróom ñeenti nit yoo xamante ne yu bees amee nañu coronavirus ñaar fukk ak ñeenti nag transmission communautaire la maanaam dañ leen wàll te xamuñu fuñ ko jëlee juróom ñaar fukk ak benn patient ñoom tane nañu war ñoo ñibbi seen kër dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention. ci junni ak téeméer
ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróomi cas contact am nañ ci ñaar fukk ak ñeent cas communautaire yi nii lañ tëddee ci gox yi may waaj a lim Géejawaay am na ci ñaar Liberté 6 am ci ñaar Wokam ñaar Plateau ñaar Pikine ñaar Thiès ñaar Yoff ñaar Jaxaaw benn Gibraltar benn HLM Grand Yoff benn Kër Massar benn Mariste benn Médina benn Mbour benn Parcelles Assainies benn Rufisque benn ak Yëmbal benn juróom-ñaar fukk ak benn si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fanweer ak ñett ñu nga ci réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb gaaw juróomi fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñett ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar cas positif juróom-ñeent junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci malade yooyu wér nañu ba génn ak jàmm ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. xibaaru bitim réew dañu koy dooree ak waa Guinée bi nag di ñetteelu yoonu opposant bi di Cellou Dalein Diallo di wax ne moom samp na ndëndëm ci wàllub élection bu ñu dëgmal fukk fan ak juróom-ñett ci weeru octobre partem nag du UFDG moom waxoon na ne dafay rek boycotté li nga xamante ni mooy élection bu fekkee ne rek Alpha Condé dafa nara rek defaat 3e mandat. ca Tunisie ab membre bu garde nationale lañu faat ci benn attaque terroriste ca Sousse di ab ville touristique foofee ca Tunisie bu ñu sukkandikoo ci porte-parole garde nationale yi ndax patrouille bi nag ñu ngi ko attaqué ci benn rond-point beneen membre garde nationale bi moom mi ngi ci état bu critique maanaam sonn na loolu ñeneen ñett nag yoo xamante ne ñoom nee nañ ay terroriste lañu ñoom tamit dañ leen a faat bu ñu sukkandikoo ba tey ki yor kàddu garde nationale yi. dañuy dalal soxna Josette Kali ci wàllub rétrospective di xibaar yu gënoon a fës ci ay bés yi ñu génn. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. ubbiwaat nañu université yi waaye tàmbaliwuñu njàng mi ak njàngale mi daanaka ci daara yu kawe yooyee yëpp ca université Gaston Berger bu Saint-Louis foofee coordination bu étudiants yi ñoo xàppati woon ñetti fan yoo xamante ni dañoo xëy banque seen ay yoxo ca université Alioune Diop bu Bambey moom foofee étudiants yi ñoom d'accorduñu benn yoon ak dogal bi nga xamante ni autorités yi jël nañ ko ngir ñu tàmbaliwaat waaye ci pàcc fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu bëre ci faculté yi daanaka dinañu tàmbali ci altine gi yemoo ak juróom-ñaari fan wala sax jëm ca altine bi di dikkaat muy yemoo ak fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bi ba tey. altine fanweeri fan ak benn ci weeru août ak alarba ñaari fan ci weeru septembre tàmbali nañu ci Sénégal gi yëpp épreuve yu baccalauréat technique ak yu baccalauréat général ñu toll ci 158 571 ci ay ndongo yuy jàll yooyee examen yile examen nga xamante ni sax ñu ngi koy amal ci jamono joo xamante ni mbas maa ngi ci réew mi loolee tax ba autorité yi yor wàllum jàng mi di bàyyiloo xel ndongo yi ak ñi leen di jàngal ci wàllum geste barrière yi Ismaïla Marcel Coly ci bés bu njëkk déroulement épreuve baccalauréat yi lu ñu nemmeeku ci université Amadou Hampâté Bâ ak ci lycée Galandou Diouf bu nekk ci Mermoz mooy protocole sanitaire bi respecté nañ ko waaye it déroulement baccalauréat bi mi ngi wéy di am jàmm ak salaam ki xamle lu ñu mel mooy Fary Sey di secrétaire général bu ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. examen bi commencé na ci heure bi mu waroon commencé. surveillants yi ñoo ngi sur place donc sur le plan organisationnel au niveau national yëgaguñu benn problème disposition yi ñu waroon jël pour respecter protocole sanitaire yi gis nañ ni respecté nañ ko ci centre yi ñu visité yëpp distanciation physique bi am na dispositif lavage des mains yi gel hydroalcoolique thermoflash yi yëpp fekk nañ ko sur place. kii di madame Diallo Fatima Dia di directrice de l'enseignement moyen
général di rafetlu organisation bu mucc ayib bu mu nemmeeku ci yile centre. sant nañu yàlla ci ni mu dooree ñu ngi ñaan yàlla tamit mu eggee noonu bég nañ torop ci niñ ko organiser bég nañ ci jàmm ba xale yi mën a def seen examen ci jàmm. bi les visites bu ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ak ministère de l'éducation nationale amaloon tey ci suba mi ngi tàmbalewoon ci université Amadou Hampâté Bâ ñu jeexale ko ci lycée Galandou Diouf bi nekk ci Mermoz. syndicat wu liggéeykat yu justice ñu gën kaa xam ci SYTJUST ñoom ñoo dakkal seen mot d'ordre de grève bi ñu doon amal ginnaaw ba ñu amee diisoo seen digg ak seen jëwriñ waaye lu ci mënti am SYTJUST mooy sàkku ñu wàcc woo ak lépp loo xamante ni ay digle lañu te ñu jël ko Aji Fatou Bari. gannaaw juróom-ñaar fukki fan ak ñett yoo xam te ne dañu bankoon seeni loxo ñii di liggéey ci wàllu yoon dinañ daal di delluwaat ca tribunaux ya. mbootaayu liggéeykatu ëttu àttekaay gën ko xam ci SYTJUST dafa wàcc banque loxo bi mu doon def ci fan yële ci gannaaw taxaw mercredi 26 août 2020. bile bër nag ñu daal di ko amal gannaaw ba ñu dajee ak seen ministre de tutelle le 24 août bi ñu génn ci boobule daje nag kii di ministre de la justice dafa jëloon ay engagement bu ñu sukkandikoo ci maître Ayeboune Malick Diop moom mi nga xam te ne mooy secrétaire général national bu SYTJUST. fay travail de la prime yi nga xam ne amal lañ leen ci weeru septembre 2020 waaye taxaw tamit tem ba nga xam ne comité bi nga xam ne moo war a say statut yi ak fonds commun bi def liggéeyam ci ni mu gën a gaawee. ñoom ñii di liggéeyee ci wàllu yoon nag nee nañ fi mu toll nii dañuy dakkal a gum xeex bi xaarandi ba xam ndax kii di ministre de la justice di garde des sceaux itam li mu diggee dina ko matalam déet. bu septembre jeexee ñun syndicat bi nañu mën a gam-gamle xool ndax ministre bi li mu ñu waxoon mi ngi ci taxaw wala déet. lu jëm ci askan wi nga xamte ne grève bi metti woon na lool ci ñoom waa SYTJUST di jéggalu bu baax a baax ci seen kanam. ñu ngi leen di massawu di leen jéggalu ndonte nag responsabilité bi yëpp mën nañ ko teg ci ndonte état bi waaye comme ñaari loxo yi tàcc ñun nañ ci jël suñu wàll. ci ñi nga xamte ne nag dañoo bokk ci ñoom te ñu jàpp ne dañoo dagg seeni salaire ci weer yi ñu génn SYTJUST ne fi mu toll nii lépp luy matuwaay dinañ ko jël ngir fexe ba ñu delloo leen waat seeni koppar waaye itam yamuñu ci ndax waa SYTJUST lu jëm ci li ñuy woowee assise de la justice te waa forum civil daal di ko jibal fan yi ñoom nee nañ lépp lu jëm rek ci setal waaye itam leeral mbir yi ci wàllu yoon dañ ciy ànd ba jeex. dañuy dem ca Sédhiou foofee nag ab agent bu OCRTIS ak benn agent wu sécurité de proximité ñoom la ñu sox ci seen kaw ginnaaw ba ñu doon amal ab opération ci guddi gi leeral yi ak Moussa Dramé. mbir mi mu ngi xewee ci booru 23h fukki waxtu ak benn ci diggante ay dëkk bi di Malifarakit Diabougou féetewoo ci commune Nianga ci tali bi la ñu duppee route nationale numéro 6 ci département Goudomp ci kaddu yu bari yoo xam ne jot nañ ko taataan dafa am benn policier di agent de la police de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ñu gën xam ci OCRTIS ak it benn ASP di agent de sécurité de proximité ñoo xam ne ñoo dem di xaar ay trafiquants de drogue ci barab boobule te it mu am ci it kenn koo xam ne da doon dawal benn moto mu dal di génn ci barab boobule policiers yi ñu ne it dañ ko arrêté mu bañ a taxaw waaye yàggul tuuti mu dellu soit am ci it sox boo xam ne daf ko jëmale seen i boor ci kaddu boo xam ne ba tey fësal nañ koy mu am ci it benn fusil artisanal mën a fetal yoo xam ne tëgg yee ko defar mu am ci it gaañ-gaañ yu métti métti yoo xam ne amal na ko it ci policier bi di OCRTIS ndax it fu nekk ci yaram dafa am ay plomb maanaam ay xeetu doom boo xam ne it moom mooy dugg ci yaram ji it fu bare ASP bi it naka noonu it am ci fu bare boo xam ne it daf ci am ay gaañ-gaañ waaye ne ñu it ki nga xam ne si moo di policier bi moo ci ëppale ci gaañ-gaañ yoo xam ne jot nañ kaa am ci kaddu yoo xam ne tamit jot nañ kaa taataan ci boor yi Nianga ñu bare ñoo xam ne ñoo askanoo ci commune boobu la it leneen la ñuy layal ndax it ci kaddu boo xam ne mu ngi soxexoo ci Yoro Mballo nekk maire Nianga nee na it gannaaw bu mu laajee ñu bare dañ ko xamal ne it waa jiile moo xam ne moom moo sox ko jëmale ko ci kaw policier yi ne ñuy policier yi ñoo njëkk sox ci moom laata muy dellu soit am sox boo xam ne it moom it def na ko ci ñoom Yoro Mballo di ci yokku ne it barab bay dafa am lu bari loo xam ne it ay xeetu bandi la ñuy dogaale ay nit ñi di nangu seeni doomi alal ndax it nee na it bés bi ko jiitu woon talaata am na it ay nit ñoo xam ne nee ñu woon ay douanier la ñu woon ñi daal di nangu doomi alal bu toll ci fukki ju nekk ñaar moo xam ne dañ ko jëlee ci kenn koo xam ne mu ngi fekk baax ci dëkk boobu la te ak it yeneen jumtukaay yoo xam ne jëlee nañ ko ci moom waaye fi mu toll nii it mbir mi dafa jaxasoo lool kenn amagu ci lu leer lu am ba des moo ne rek ñett ay bés yi ci gannaaw policiers yi di OCRTIS te tegoon nañ loxo lu bare ci yamba ci barab boobu lay te it ñu bare njort na it trafiquant yi mënees nañ organiser wu ñoom it brigade régionale OCRTIS xamal na ci ne it fi mu toll nii duñ leen may benn yoon ñi dal di jàllale li ni mel ñi fàttale ne sax am na kenn koo xam ne mu ngi fekk baax ci réew Guinée Bissau policiers yi lay teg ko loxo ci ay bés yi weesu te it ñu dal di ko jëbbal parquet.
dialogue politique ñi faree ci nguur gi ñooy rafetlu ponk yi nga xamante ni d'accord nañ ci waaye ñoom ñu ngi taxaw temb ci li nga xamante ni nag moo jëm ci wàllum ponk bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum boole nekk njiitum parti ak njiitum réew waaye ñu ngi jiixi jaaxa ndax dinañu mën a amal élection locale yi fileek weerub mars atum 2021 leeral yi ak Cheikh Sarr di kenn ki fare ci nguur gi. li nga xam ne am nañ ko ci ay accord waxtaan ci ba juboo ëpp na ñaar fukk point ak benn point bi nga xam ne mun nañu ne d'accorduñ ci mooy point bi nga xam ne dañ ko proposé woon pour nit bu nekkatee président de la république bañatee yor parti bañatee nekk chef de parti loolu moom waxtaan nañ ci waaye jubóowuñu ci donc li xewoon rek moom mooy continuer mais ci taxawaay bi fi mu toll dialogue bi presque pare na benn séance moo ñu desee incha allah àllarba lañ koy def te lenn rek la ñuy discuter mooy li ñuy woowee rationalisation du calendrier républicain mooy ñun ñoo ko proposé Sénégal wote yi xaw na bëri ni ñu koy defee presque chaque at moom wote ñu ne nan la ñuy waxtaane ba vraiment en fait di am calendrier bi nga xam ne ñëpp dañ ciy d'accord ñu wàññi li nit ñi di vote loolu firndewul ne wote yi en fait dañu koy wàññi ne day gis ne benn at bi da ngay def élection présidentielle et législative toogaat at ak ñaari at ak genn wala ñetti at def élection locale yi ak élection au conseil collectivité territorial loolu la ñuy waxtaane àllarba dialogue bi jeex complètement mu des léegi audit fichier électoral bi ak évaluation processus bi nga xam ne opposition moo ne woon bu ñu càmbarul fichier bi càmbaruñu processus électoral bi nga xam ne moom moo commencé 2016 ba 2019 ñoom duñ bokk ci élection taxawal nañu benn comité de suivi bi nga xam ne moom mooy toppatoo yooyu te jàpp nañu liggéey boobu war nañ ko mën a def ci téeméeri fan ak ñaar fukk nag boo ko xaymaa mooy ñeenti weer léegi nag li ci nekk mooy loolu bu jëlee ñeenti weer date bi nga xam ne jàppoon nañ ko pour organiser élection yi lu mu yéex ya mooy ñaar fan ak juróom ñett ci mois de mars 2021 boo jëlee ñetti weer ci des léegi kay liñ ci jaaxal mooy est-ce que ci ñetti weer dinañu mën a révision exceptionnelle defaraat liste pour ñu bindu woon mën a bindu est-ce que dinañ ci mën a teg jéego yi nga xam ne ci élection yu jot day nekk li nga xam ne mënut a ñàkk te yooyu jéego dafa am ay délais yi code électoral bi bind moo tax code bi ci fi mu nekk nii liñ ci bind pour délai buñ ko naree respecté gëm naa ne dina metti trop ñu mën a organiser élection locale fii balaa le 28 mars 2020. ñu tabbi ci wàllum wérgu yaram waxtaanee wàllum mbas mi lu jege fukk ak ñeenti junni ci ay cas positif la ñu am ci wàllum coronavirus bi ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk si ñoom ñàkk seen bakkan ginnaaw juróom benni weer ñu nemmeeku ne virus baa ngi fi ba tey feebar bi fu mu ne ni laal na lu toll si juróom-ñaar fukk ci ay district wante nemmeeku nañ ni mu ngi wàññeeku daanaka weeru juin ba léegi ci loolu ñu nemmeeku ni ñaar fukk ci ay nit ñoo koy amee boo jëlee lim bu toll ci 10 000 ci ay habitants leeral yi ak Babacar Samb. gannaaw ñaari fan ci weeru mars ba suñ jon yàlla tey lu tolloo fukki junneex ñett yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama daal di nañuy amee mbas mile di coronavirus ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk daal di si ñàkk seen bakkan fukk ak ñeenti diwaan yi nga xamante ni ñoo daal di nekk ci réew mi daanaka mbas mile daal dina fay dugg juróom-ñaar fukki district coronavirus bile daal dina leen di laal buñ sukkandikoo ci directeur des opérations d'urgence sanitaire docteur Abdoulaye Bousso ci diggante weeru juin juillet jàpp août doon na jamono joo xamante ni metti woon na lool ci réewum Sénégal ndaxte weer bu ne daanaka ñetti junniy cas dinañ ko daal di nemmeeku fii ci réew mi juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay doomi aadama daal di si ñàkk seen bakkan ci weeru juin juróom-ñeent fukk ak ñett ci weeru juillet ak itam juróom-ñaar fukk ak juróom ci weeru août gi ñu daal di génn lu ko dalee weeru avril mai ba jëm weeru juin liñ ci daal di nemmeeku moo di képp koo xamante ni daal di ngay amee mbas mile di coronavirus mën nga koo daal di wàll ñeent si say moroom waaye li ko dalee ci weeru juin bi wàllante boobule daanaka dafa daal di wàññeeku bu baax mu mel ni feebar bile tàmbali naa wàññeeku ci réew mi buñ sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso li ko waral bokk na ci mesure yi nga xamante ni daal dinañ koy taxawal lu ci mel ni wàññi dem ak dikk bi bépp manifestation ñu daal di koy gàntal ak itam tëjuk l'école yi lay li ni mel daal di si yokk itam jumtukaay yi nga xamante ni daal dinañ koy gën a muccal ayib saytu gi mën nañ koo amal si juróomi laboratoire mu dem ba mën a toll si téeméeri junniy test yu tegal juróom fukki diwaan mën a amal test yooyu lay Dakar Diourbel Kolda Matam Saint-Louis Thiès Kaolack Kédougou Ziguinchor ba ci Tambacounda ci diiru ñaari waxtu ñu mën a fësal seeni xayma lu jëm ci ni ñu taxawoo way tawat yi lee réew mi daal dinay jóge ci benn centre de référence di Fann dem ba ci fanweer ak juróom daanaka
fukki diwaan yeex ñeent yëpp am nañ li nga xamante ni moo di site de prise en charge naam mbas mile daal dinay wàññeeku fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso waaye mu teg ci di xamle ni war nañ koo gën a bàyyi xel di gën di maytu respecté itam bépp mesure barrière rawatina si jamono ji nga xamante ni jàng meex jàngale mi mu ngi tàmbaliwaat ci bépp université fii ci réewum Sénégal waaye itam ay manifestations religieuses ñu fas yéene cee jëm. jaajëfal naa leen fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. dig daje dibéer bi di ñëw soxna Josette Kali ñu lay jaajëfal di jaajëfal mbokk yi ñu ànd ak ñun suba ba léegi di jaajëfal Assane Thioune mu nekkoon ci xarala gi jàmm ak jàmm.